xibaaru marax yi ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci juróom benn waxtu ci ngoon dal leen jàmm ci jotaay gi li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na ci coronavirus mbas mi tolluwaay bi ci réewuk Sénégal université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru soppi anam gi nga xamante ne moom la ñu fay amalee njàng ak njàngale dippee ko système bimodal daara ju kawe ji nag nekk fii ci Ndakaaru bëgg a gën a méngoog jamono waral nag ñu fas yéene jëfandikoo li nga xamante ne moo di jumtukaayu xarala yu yees yi tey nag la ñu ko daal di fësal foofee ca université bi ñu dippee Cheikh Anta Diop fii ci Ndakaaru yemook jamono joo xam ne njiitu réew mi Macky Sall ci ndaje jëwriñ gi nga xamante ne moom lañ doon amal démb ci àllarba gi daal dina yëkkati waat ay kàddu sàkk waat itam ñu jooyanti doxalin bi ci biir marché yu Sénégal ndax mbasum coronavirus doxantu ca marché Tilène bu Ndakaaru dem taataan gis-gisu ñi nga xamante ne ñoo di jaaykat ya fa yi la jaaykat nag ñoom di sàkku ci kilifa yu Sénégal ngir ñu bàyyi leen xel ci bépp dogal boo xamante ne jël nañ ko jëm ci marché yu Sénégal. service d'hygiène wonewaat taxawaayam ci xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko ngir jële fi mbas mi di mbasum coronavirus njàngalem anam bi nga xamante ne nag moom la ñuy gën a sàmmonteeg wàllum cet gi ci biir dëkkuwaay yi moom nag la ñu daal di sumb ca Jidda Caaroy Kaw bésub tey mook alxamis fukki fan ak ñeent ci weeru janvier atum 2021 mbokki bisimila ci xibaaru marax yi. daara ju kawe ja université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru la ñuy tàmbalee jotaay gi ak njàngalem bi nga xamante ne dañu koo fas yéene jaarale ci li nga xamante ne moo di jumtukaayu xarale yu yees yi yéen leen benn pàcc gi nag loolee nag la ko sabab di mbasum coronavirus ak tolluwaay bi nga xamante ne moom la am ci réewuk Sénégal bi la xeetu njàngale nag ñu daal di koy dippee système bimodal loolee nag ñu daal di koy amal daal di koy fësal tey ji nag ci alxames gi ca daara ju kawe googee ñu dippee Cheikh Anta Diop ci Ndakaaru ñu amal ko ci teewaayu ay kilifa yu bëri ay jàngalekat waaye itam ci teewaayu suñu reporter Ñimma Sadio. ci jamono jile xam ne xeexu basub coronavirus bile moom la ñëpp di waxtaanee ña nekk ci daara ji. ci jamono jile xam ne xeexu basub coronavirus bile moom la ñëpp di waxtaanee ña nekk ci daara ji. Ñimma Sadio du ñàkk bi la élément ñu dellusiwaat si laata xibaar yi di buur ñu wax ba tey ci mbasum coronavirus ak tolluwaay bi ci réewu ko Sénégal njeexital yi nga xamante ne am na ko ci dundinu askan wi nemmeeku ji nag yenn ci ay daara itam fii ci réewu ko Sénégal ndax xam ngeen ko tolluwaayu mbas mi ak na mu wàllante ci biir askan wi waral nag ñenn ñi dem sax bay xalaat ne ndax nag duñu tëjaate yi la l'école ngir rek moytandiku wàllante gi jëm ci mbas mi le di mbasum coronavirus ban taxawaay naka la ñu war a am ngir rek aaru ci daal di fàggandiku ci mbas mi la di mbasuma coronavirus Abou Sow moo demoon ci yenn ci ay daara fii ci Ndakaaru reportage. ginnaaw bi nu duggee ci ñaareelu pàccu mbas mi te ñëpp seetlu ne tar na lool ba sax njiitu réew mi jël dogal ñu dekkalaat couvre-feu bi ñooñ l'école bi day ci jaaxle la ñu nekk ba sax ñenn ñiy laajte ba xam dañuy tëjaatam déet. mais ñu gis que à un moment donné mu commencé yokkuwaat donc ñëpp tiit nañ ci. mënuñ xalaatagun pour le moment ay tëj école mais quand même vacances yi ñu programmé woon pour le 30 mën nañ ko reculer mën nañ ko anticiper d'une semaine bu ko defee état bi ak établissement yi ñu profito mettre sur place bagages yi nga xamante ne nii mooy tax ñu mën respecter les mesures barrières. fii ci lycée mixte Maurice Delafosse doon te mbir mi ëlëm na leen lool lenn ci ay jàngalekat ak i élèves yu ñu taseel yaakaaruñ ni mbir mi tolloogum na fu muy war a tëjaate l'école bi. sama xalaat mooy ñu bañ ñu jàng ñu gën a concentré wu surtout ñun di def classe examen parce que il faut que ñu concentré wu bu baax gën a yokk sunu xalaat ci jàng bi ñun ñu bàyyi ñu continuer suñu jàng bi mooy suñu njëriñ te mooy suñu solo tamit. école bu fekkee dañ ko tëj ñun élèves yi dañuy perte contrôle quoi parce que li ñu waroon a jàngee wala lu ñu waroon a concentré wu ci école yi dooruñ ko mën a concentré wu parce que dañuy rester ci kër yi rek te duñ def dara waaw raison pour laquelle ma ne école yi daal waruñ ko mën a tëj quoi. waaye loolu yëpp terewul ak tolluwaayu ñaareelu pàccu mbas mi li ci gën a jàmp mooy sàmmonteeg digle yeeg terey waa kër docteur.
ci jamono ya mbasum coronavirus bi le nag ngir moytandiku wàllante gi bokk na nag ci xalaat yi nga xamante ne université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru am na ko yenn ci pàcc ci wàllub njàng mi nag ñu daal di koy jaarale ci jumtukaayu xarala yu yees yi waral nag ñu daal di tàmbali mbir mi nga xamante ne ñu ngi ko dippee système bimodal na ma leen ko junjee woon kon sànq tey ji ci suba la ñu ko daal di xamle ci teewaayu ñi ma Sadio. ci jamono jile xam ne xeexu basub coronavirus bile moom la ñëpp di waxtaanee ña nekk ca daara ji kawe ji ñu ngi xool ni ñuy def ba bañ a des gannaaw tax nag ba lii di xarala yu yees yile doon lu ñu farataal ngir mën di wëyal jàngale mi loolu la ki jiite daaray Cheikh Anta Diop xamle. Notre choix d'aller vers la bimodalité n'est pas une négation des activités en présentiel. ñun nag li ñu taamu def ñaari njàngale yi moo di jàngalekat bi wala sax ndongo bi ku mu neex nga ñëw waaye itam ku mu neex nga toog sa kër loolu le doonul loo xam ni dafa bon ñun bu ñu sañoon nag ñu boole ñaari jàngale yooyu di ko def ci daara yépp boole ci itam étudiants yi ku ci nekk taamu xeetu njàngale bi leen neex. Se fasse parallèlement et que les étudiants puissent avoir le choix. bii lépp jéego doon lu ñu war a ndamoo surtout nag ci jamono ji lii de mooy gis-gisu jàngalekatu taarix bi. Le recteur a décidé par consensus. recteur bi dafa jël dogal rek ànd ko ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk njàng mi ngir ñu amal la ñuy wax enseignement bimodal maanaam dañuy jàngale ci amphi yi ak it laboratoire yi waaye rek dañ koy booleek wéyal njàngale mi ci xarala yu yees yi. Dans les salles de classe et via les technologies de l'information et de la communication. ndongo bi doon ki ñu ràññeeku ca daara bi ñuy tàggatee taskatu xibaar yi jàpp na ni bii lépp jéego dafa ñëw ci waxtoom. lu baax la te lu ñëw la ci heuram parce que pandémie coronavirus bi ñuy dund nii dafa wane ne adduna bi dafa jot pour ñu évoluer te tey jii ñëpp ñoo war a adapté wu ci nouvelle réalité bi nga xam ne mooy la réalité numérique et la réalité technologique bi nga xam ne internet imposé nañu ko ba pare université kenn warul ko ci jiitu. tey université Cheikh Anta Diop bu décidé def enseignement bimodal wala sax yokk dem ba dématérialiser toutes ces procédures et tous les processus pédagogiques et autres alors loolu dama ne lu am solo la. ci atum jàngale gu yees gile UCAD bëgg a méngoo ak doxalinu àddina ci xarale yu yees yi tax ba ñu bëgg a boole njàngale ci biir amphi yi ak jàngale jaarale ko ci xarale yi. ñim Sadio mbas mi nga xam ne nag ay tànki kanam la am ci réew ka Sénégal ak limu doomi aadama yi nga xamante ne ñu ngi nemmeeku ñu ngay amee coronavirus rawatina nag limu ñi nga xamante ne ay cas communautaire lañu di xel di yokku ba sub tey nag ñu nemmeeku si téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ci doomi aadama yoo xam ne xamuñu fa ñu jotee ci mbasum coronavirus démb nag ci bi muy janook jawriñ yi ci Sénégal moom président de la République Macky Sall daan na yëkkati ay kàddu nag sàkku ñu jooyantiwaat doxalin yi ci yenn ci ay bërëb rawatina na ci ñi nga xamante ne ñoo di marché yi loolee nag waral ñu xëy tey doxantu ca marché Tilène fii ci Ndakaaru dem laaj ñi nga xamante ne ñoo di jaaykat yi seen gis-gis ci yooyu les kàddu ñoom nag nee nañu bu ñu sañoon bépp dogal boo xamante ne kilifa yu Sénégal jël nañ ko faw rek ñu ñaan rek ñu bàyyi leen ci xel ngir rek seen koom-koom bañ a daanu na mu ko defee woon ci pàcc gu njëkk ci mbas mi di mbasum coronavirus Aïssatou Diack reportage. Ibrahima moom daanaka xelam dalul benn yoon di njort rek ñu tëj marché yi. duñu bett ndax maanaam chaque jour ñu ngi koy wax ñu ngi koy njorte ñu ngi koy bàyyi xel daal. ndax maanaam feebar bi dafa bari trop ci réew mi chaque jour ñu ngi dégg cas yi gën a yokku te bu ñu tëjee marché bi ñun aussi ci la ñuy suturlu te day metti trop si ñun ndax bu njëkk ba moom metti woon na lool ku ci yoroon téeméer bu njëkk ba bu mu paasee 100 francs nga yor wax dëgg yàlla. moom la ñuy ñaan rek moom xanaa kay mu jàpp ci rek bàyyi ñu takk masque yi moytu tey jaay ndànk bàyyi clients yi bañ a jaxasoo mooy loolu daal. jaaykatu légume bi di xamle ne bu ñu tëjoon marché bi du ko bett benn yoon. waaye daal ñu ngi def suñu préparation ñu ngi waaj defar di kii daal bi di ko bàyyi xel daal toujours ñu ngi def distance bi di topp ndigali suñu wàccee raxasu defaru looga ñëw bu ñu ñëwit dañuy defar li ñuy jaay. waaye marché moom tout le temps ñu ngi xalaat ñu ngi koy tëj moom. Naar Mbay moom li ko gënal mooy ñu def nañu defoon ca première vague ba. nan defoon bee paase rek waaw bu ñuy jaayee tey ñuy jaay suba bu ñuy jaayee tey ñuy jaay suba te bañ a tëj jàkka yi bañ a tëj yoon yi bàyyi nañu di dem di ñëw ñëpp nekk ci jàmm ñaan yàlla nag feebar bu jóge fi.
commerçant bi gis ni nguur gi dafa war a rek jël ay agent daal di leen di teg ci marché bi ngir ñu moytandikoo mbas mi tas. ndax boo seetee diwaan bu mel ni marché nga xam ne boo fi ñëwee tey ay junni doomu aadama ñoo fiy nekk te mënta am sa benn poste agent police bu fiy monter nga man di circuler di régulariser lu jaaru yoon loolu moo xew ci marché yi loolu nag bu ñëwee rek paccaxoo mooy indi ku leen def loolu ne waaw bu fekkoon am na ñoo xam ne dañ fiy nekk wala benn élément boo xam ne day ñëw xool lépp lu jaaru yoon mu dindi ko kon yaakaar naa loolu mooy gën sax boo ko defee ku ne yem fi nga war a yem ku ne ñëw def li ngay def dandi waaye bu amul rek paccaxoo mooy am. marché Tilène commerçant ya fa nekk tey jii bu ñu tëjoon marché bi du leen bett ba tax na ñu ngi ñaan nguur gi rekk mu jël décision bi gën maanaam ñu bàyyi leen ñu mën a liggéey. Aïssatou Diack ñu génn ca marché Tilène doxantu ci yenn ci ay mbedd yu Ndakaaru ànd ak ki nga xamante ne moo di Aïssatou Kane bi la yoon nag li ñuy waxtaanee di soxna yi nga xamante ne seenub liggéey moo di njaayum cere wala bokk njaayum fonde ak lépp loo xamante ne jëm na ci caakri ñoom ñi leen nag di faral di jaay guddi gi waaye nag jamono ji seenub njaay moomee nag am na ab gàllankoor gi nag di état d'urgence ak couvre-feu waral nag ñu daal di jooyanti waxtu yi nga xamante ne moom lañ doon jaay yooyu la ñam lu ci mel ni cere caakri ak fondé reportage bi ñu teewlu ko. bu ñu sukkandikoo ci rapport bu ANSD defoon ci atum 2017 téeméer boo jël juróom-ñett fukk ci askan wi seen dund mi ngi aaju ci liggéey yu ndaw yi jaaykatu fondé yi ak cere yi fës ci loolu. fii ci Gueule Tapée ñu tase fi ay jaaykatu cere ñu ngi ñuy xamal ni dañoo mujjee soppi waxtu yu ñuy jaay ndax couvre-feu. am nañ jaay jafe-jafe kañ waaye liggéey bi njaay mi doxatul noonu bala ngay jaay bay pare heure bi jot nga gaaw a wàcc nit bi démb dama doon dem sax ñu jàpp ma ñu ne ma taxawal fii dama taxawee ne mu ñu ne nga wax sa client ñuy teel a ñëw di jënd si ma ne waaw. lii nag am na ñuy xital si lu ñu daan am comme bénéfice. li comme ni ma doon amee xaalis na wàññeeku na léegi kii watul noonu lii rek mooy jar mu xam sa bi ak laax yeeg caakari waaye jus bi moom jaratul noonu ay 5000 nga siy jaay xanaa lii moom may dimbali lii kese mu xam sa bi ak laax bi moom mooy xaw a jar. fii bariwul de déedéet. fii mi ngi xumb loolu rue 6 client yi yàkkamti ku nekk bëgg jënd cere fondé caakri ku nekk ak li nga taamu. donte seen waxtu liggéey soppeeku ndax couvre-feu jaaykat yi teewul seeni client di wëy di bëri. Aïssatou Kane service d'hygiène ñoom nag wonewaan nañu seen bopp ci xeex bi nga xamante ne sumb nañ ko ngir jële fi doomu jàngoro bi di coronavirus ca fi nga xamante ne nag moo di Djiddah Thiaroye Kaw ñoom waa service d'hygiène daal nañ fa amal ay waxtaan won ñi nga xamante ne ñoo di askan ga fa anam bi nga xamante ne moom la ñu mën a setale seen i ay dëkkuwaay lépp nag ngir mën a sàmmonteeg digle yi nga xamante ne bokk na ci digle yi kër docteur ngir moytandiku mbas mi di mbasuma coronavirus ñu ngi ko amal nag ci teewaayu kilifa ya fa waaye tam ci teewaayu Mamadou Lamine Fatija. doxalin bu ees bu service national d'hygiène jàngal askan wi jaarale ko ci won leen nuñ koy defee ci tooginu colonelu Diop ànd ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal ñëw seeti woon askan wi dëkkee si Djiddah Thiaroye Kaw ànd ceeg acteurs communautaires yi lée parce que boo xoolee semaine bi ñu génn nii rek am na plus de 1721 nouvelles contaminations boo muy ñetti téeméer xaw ma ak ñeent fukk ak lu topp yoo xam ne ci ñetti téeméer yooyu presque ñaar téeméer yu topp yëpp ay cas communautaires lañ maanaam ñi xamuñu fan lañu jëlee mbas mi te ñooñu ñu ngi ci biir kër yi ñu ngi ci biir région yi te li leen di wàllante mooy yi nga xamante ne si malade bi mi ngi koy laal que muy nekk poignée porte yi que muy nekk yenn kaas yi kii que muy nekk assiette yi que muy nekk lépp loo xamante ni si malade mën na ko laal rek loolu bu ko laalee rek dafay bàyyi virus bi donc ñu yaakaaroon ne ñun daal fi mu toll nii gannaaw ba ñu ngi doon sensibiliser port de masque yi bu baax a baax ñu ngi doon sensibiliser aussi ci raxasu yi donc li ci desaat mooy naka la ñuy defee désinfection bi n'est-ce pas à domicile pour que au moins kër yi bañ a am virus te kër yi pour mu bañ a am virus loolu mën na nekk eau de javel bi lu baax la. bokk moomeel bi nekkee si Djiddah Thiaroye Kaw di rafetlu bu baax a baax nu ñu tànnee goxam gilee te moom ne dina ci def kéemtalaay kattan ngir ñu mën a wëyal liggéey gilee. buñ fi jógee tey fii ci cérémonie de lancement dinañ ànd ak agent d'hygiène ñu former les relais communautaires former les agents communautaires former commission environnement bu mairie bi former ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñooy delluwaat ci biir askan wi pour tasaare mbir mi
ba quartier au quartier jàngal population yi nan la ñuy fexe ba mën a rey virus bi seen biir kër ngir ñu mën a aar seen i njaboot. ñi nga xam ne ñooy acteurs communautaires yi ñoom nee nañu dinañ def seeni wàll bu baax a baax ci mbir gile te dinañ yeggali xibaar gi jëme ko ci askan gile. mais formule yi ñu won ku ci nekk bu taxawoo ci sa kër nga mën koo désinfecté ba mu baax jàngalaat nit ñi ni ñuy raxasoo carrément ni gën bu boobaa dinañ fexe ba contamination bi dinañ ko wàññi fii ci Djiddah Thiaroye Kaw waaye tamit dina wàññeeku ci Sénégal yépp ba feebar bi ñu mën a tàqalikoo moom. ñaareelu vague coronavirus bi nga xam ne mu ngi lëmbee adduna bile fokk ñu jël ay matuwaay ngir aaru ci feebar bile. lu nu mel moom la service national d'hygiène gis gannaaw bu jëwriñ bi yore mbirum wérgu yaram waxee ne nañu dugg ci askan gi loolu tax na ba waa service d'hygiène ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir xeex feebar bile. ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróomi doomi aadama ñoom ñoo génn tey amee mbasuma coronavirus ci test bi nga xamante ne amal nañ ko ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari doomi aadama téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo génn nag doon ay cas communautaire maanaam xamuñu fa ñu jotee ci mbas mile di mbasuma coronavirus téeméer ak fanweer ak juróom wér nañu ci feebar bile fanweer ak juróom-ñett ñoom ñoo ci ne ci sauvetage juróom-ñaari doomi aadama ñoom ñoo génn àdduna ndax mbas mi la ci bésub démb yemoo ko àllarba fukki fan ak ñett ci weeruk janvier atum 2021 kàdduk docteur El Hadj Mamadou Ndiaye moom mooy directeur bu prévention nekk itam ki yore kàdduk ministère de la santé ak action sociale wàllub wér-gu-yaram la ñuy desandi ak wàllum dimbalante ci réewuk Sénégal ak lu soxal mbirum Sadio Ousmane Diédhiou di ki nga xamante ne doomu Sénégal la nag amee wàllum jafe-jafe ci wàllub wér-gu-yaram te doon sàkku ndimbal ngir rek ñu daal di ko yóbbu ca bi ci réew ñu fàttali ne président de la république Macky Sall daal dinay xamle ne dina taxawu kii di Sadio Ousmane Diédhiou waaye naka laata dogal googee di wàcc jotoon nañoo dajale ay koppar rawatina nag ñi nga xamante ne ay promotionnaire lañu promotionnaire am atum 2017 ca faculté de médecine ñoom ñi la nag jamono ji di joxe seen gis-gis ak itam xalaat ci koppar yi nga xamante ne jotoon nañ ko dajale ngir Sadio Ousmane Diédhiou mën a dem ca biti réew anam bi nga xamante ne moom lañ koy jëfandikoo jamono ji ku ci ne la nga ca xalaat Mouhamed Ndiaye reportage. ginnaaw bi njiitu réew mi Macky Sall fas yéene taxaw étudiant bi di Sadio Ousmane Diédhiou ci ab pàcc ca réewum tugal ginnaaw bi ko wopp ju bon tëralee mbokki étudiangam yi ko doon laajal ndimbal ñàkk déggoo dox ci seen diggante kuréel gi ëmb ndongo yi nekk ci faculté de médecine bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiant bi jàpp ni dunduk aji feebar ji moo war a féete kaw lépp. moo ko gisee en tant que étudiant mooy réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo am parce que ñoom ñaari structure yëpp mooy waa collecte bi ak l'amicale defar moo leen taxoon a jóg lu leen taxoon a jóg mooy ñu jël en charge suñu camarade bi nga xamante ne moo di SO dans les brefs délais loolu moo leen taxoon a jóg maintenant nag réeroo mënul am si genre yi si mënul ñàkk si genre situation yi mais l'idéal mooy instant bii ni ñu taxaw ba lijjanti kaw état de santé Sadio Ousmane Diédhiou ba pare après xaalis bi nag ñu xool fu ñu ko mën a dugal ba nga xamante ne population sénégalaise bépp si bénéficier wu pour le bien de la collectivité. kaa yu mel ni Sadio Ousmane Diédhiou lu ñuy faral di nemmeeku la fii ci fac médecine ba tax amicalu ndongo yi di sàkku am ak taxawu ci am paj bu leen wopp dabee. étudiant en médecine bi nga xamante ni mooy xëy chaque jour fajar pour dem hôpital di wàcc dem di nga xamante ni di saytu wér-gu-yaramu population sénégalaise moom bu feebaree du am ku saytu wér-gu-yaram amul benn couverture médicale loolu chaque jour xeex nañ ko yàgg nañ ko xeex 2018 amoon ñàkkoon nañ suñu benn camarade bu ñuy woowee Amadou Ba malheureusement dafa décédé bi ñu collecté ba pare Jean Camara tamit suñu camarade la boo xamante ni feebar moo tax mu dee te ñooñu c'est des médecins ñoo xamante ni chaque jour dañuy xëy dem ci hôpital yi donc ñun comme ñun ay syndicalistes lañ chaque jour lu dañuy mën lu dul xeex suñu principal combat nag moo nekk que ni ñu ni étudiant bu nekk faculté de médecine moom dafa war a am couverture médicale comme ni ko yeneen dëkk yëpp di amee parce que tamit loolu yaakaar naa ne xel warul mën a nangu que ni ñi nga xamante ni ñoo lay faj ñoom bu ñu feebaree bon bu coup bi bëree peut-être ñoom dee leen gën a jige ka dund parce que amuñu lu leen di faj. ay waxtu rek ginnaaw ab kayitu yëgle bu ñu génnee amicalu étudiant yi daal di ci teg beneen ñu ciy leeral ni seen bataaxal bu njëkk bi ay proposition la woon jëmee ci xaalis bi jege ñaale Sadio Ousmane Diédhiou yi doon dajale te tukkee ci nit ñi tollu ci ay millions xeetu ñàkk déggoo yi li ñu koy faral di nemmeeku bari na rawatina jëmee ci ak taxawu wala laaj ay koppar ngir ku feebar
loolu le di firndeel ne ak topp ak gën a ñoŋal mbir mu ni mel wareef la ci jamono ji. taxawu tout tànk yi nga xamante ne moom la ñuy yóbbu ci l'école yi nag di ay bébé li ko waral nag jamono ji moo di ñu fàttali ne bébé wala bokk tout tànk bi nga xamante ne moo faatu woon ci ab crèche te ay atam wala bokk amagul woonu at fukki weer la amoon waral nag way juróom bu góor bi di Magor Dia ak ki nga xamante ne moo di Fa Diallo ñoom nag daal nañoo dogu ngir daal di gën a tàggat ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci nag taxaw ñi di tout tànk yi gën nag seenub liggéey ngi gën kaa gën a xam waaye tam gën leen a jàngal anam bi nga xamante ne moom la ñu war a mën a taxawoo ki nga xamante ne tout tànk la te nekk ci ay jafe-jafe loolee lépp nag ñu daal di cee yëkkati ab waxtaan waaye tam daal di cee yëkkati mbir moo xamante ne nag ñoom daal nañoo xam ne dogu nañ si lépp nag ngir may ñi di ndaw ñi mën a nekk ci jàmm ci li nga xamante ne moo di l'école yi Sofia Ba lañ ciy teewlu ci reportage. xale yi moo nekk mission bi nga na am solo bi nga xam ni Magor Dia mu ngi ciy taxaw moom mi xam ni ñàkk na doomam ay bés yi ñu génn mu ngi taxaw ci ñu ñokk xaranteef ñi liggéey ci crèche yi. fi mu toll nii li ñu nekk di def mooy que dañuy jéem a créer benn collectif donc dañuy jéem a créer benn collectif boo xam ni mission wam moom maanaam combat wam li muy nekk mooy essayer xool naka la ñuy réguler li ñu naan espace la petite enfance surtout les crèches donc collectif boobu ñu ngi ciy xalaat xam naa ni fii ak ay fan yu néew dinañ ko teg et puis jéem a xool aussi naka la ñuy sensibiliser pour que Sénégal xam vraiment njëriñu xale. mu doon gis-gis bu mu bokk ak Fa Diallo moom mi taxawal IAB Afrique di institut bu njëkk bu ñuy tàggatee bébé yi ci Sénégal mu ngi xam ne ni wareef la ci ñoom ñu xam li bébé yi soxla. gis nañ fi ñu am ay 5 doom ba léegi xamuñu lan mooy doom donc ñun par exemple ci suñuy formation dañu am ay modules yu bari yoo xamante ni dañuy xool xale bi naka lay màggee dinañ jàng aussi tout ce qui est puériculture dinañ jàng tamit tout ce qui est prévention et sécurité pour outiller ñi fay jàng nga xamante ni bu incident amee nga koy jox mu lekk wala mu dagg wala mu daanu wala mu am fracture nga xam nan ngay réagir pour nga mën a dimbali xale bi. fexe ba nekkinu bébé yi ñoŋ ci bërëb yi ngi leen di garder ci wàllu xel ak ci wàllu yaram doon na lu mën a jëmale réew mi kanam ndax xale yi ñooy magu ëllëg. Sofia Ba luwaas bi nga xamante ne jamono ji askanu Sénégal ñu ngi ciy jànkonteel ay jafe-jafe loolee nag moom lañ doon waxtaanee ci seen matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop diggante luwaas bi ak caution bi waaye itam commission bi nga xamante ne moom la ñuy jox ñi nga xam ne ñoo di courtier yi loolee lépp nag jur ay jafe-jafe ci askan wi naam ne sax njiitu réew mi Macky Sall jëloon na ab dogal boo xamante ne ñu daal di saytu lépp loo xam ne jëm na ci wàllum location ci réew Sénégal ñu daal di koy teg ci yoon. waaye nag jamono ji ngir rek mbir moomee gën a mën a antu faw rek ñu daal di koy dénk ñi nga xamante ne seen xel daal na cee màcc ñoom ñi leen nag ñoom ñoo sekkoon waxtaan bi nag ci matinal bu iRadio ak Alassane Samba Diop bi le waxtaan ñu dellu siwaat si ak Adama Sara. location bu cher ñàkk ndox ak ñàkk lii di cet loolu nag moo di commentaire yu gën a fës ci réseaux sociaux yi mu mel ni am location bu mucc ay fii ci Ndakaaru nekk na lu jafe munte dey bu ñu sukkandikoo ci nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci bile mbir am na ay yoon yoo xamee ne tëral nañ ko. dëkkuwaay lu yaa su kër dafa am règlement bi boo ko fa tegee wala ñi ko jëluñu mesures yi nga xam ni que mooy permettre ñu mën ko appliquer mais bu boobaa rek mooy li ñuy dund actuellement nii mooy la loi de l'offre et de la demande. donc mu nekk jungle malheureusement fekk yoon waa ngi nii à côté bu fekkente ni ki lay loué jox la surface corrigée surface corrigée boobu yaa war a boo ko mënulee jàng yow sa bopp nga dem ñu jàngal la ko seet ndax li mu la taxé jaadu na wala jaaduwul parce que bu fekkente ni weesu nga ko même bu dee de 100 francs ou bien de 1000 francs da nga nekk sous le coup de la hausse illicite du loyer. li nga xamee ne moo di wàllu njëgu location. te nguur gi tëraloon ko ci atum 2010 booy xool sax daanaka fàtte nañu ko moonte day lu ni mel ñaari at yu nekk dañ ko war di saytu te booy xool fukki at a ngi nii loi bi mu ngi en vigueur li nga xam ne moom moo di décret d'application yi moom ba léegi kenn mësu ko publier
njiiti réew mi nag di Macky Sall moom daal dina ñaax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay nitam ngir ñu gën a fexe ba lii di ab dëkkuwaay gën a mucc ayib. pour que prix di wàññeeku il faut que nit ñi di accepter di dem dëkki Thiès di dem dëkki Bambilor di dem dëkki ci Yène te ci yooyu noonu Sénégal état bi mi ngi tey jii nii di defar ay projets immobiliers yoo xamee ne notamment ci 100 000 logements yi ci dëkk yooyu lay doon et parallèlement yeneen département ministériels yi lu ci mel ne ministère des infrastructures ñi ngi defar ay autoroutes ak ay tali yoo xamee ne dina mën a permettre nit ku ne jógee xëyee Thiès tey ñëw liggéey ci 8 heures Dakar te du ci am benn jafe-jafe du ci donc dañuy agir ci logement yi agir ci infrastructure yi agir aussi ci hôpitaux yi agir ci écoles yi ba nga xamee ne nit ku ne fa nga ne nga mën fa am lépp li nga soxla. laata nag ñu yegg ci li ni mel maanaam li di dëkkuwaay mën a mucc ayib li nga xamee ne moo di projet njiiti réew mi Macky Sall mu di 100 000 logements yi nga xamee ne daal dina ko rek diggee bu sottee lii di wàllub dëkkuwaay dina gën a mucc ayib fii ci réew mi. Adama Sarr ñu àddu ci agence bu informatique de l'État ñu gën ko xam ci ADIE fii ci réew ko Sénégal nag bokk na ci këru ko liggéeyukaay yi nga xamante ne ñoom rek ñoo daal di am ay atelier yoo xamante ne foofee la ñuy ay saytoo mbali ci bawoo ci jumtukaayu xarale yu yees yi ak machine yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo ci atum 2020 bi le këru ko liggéeyukaay daal dinay xamle lu toll nag ci fanweeri tonne ci ay mbalit yoo xam ne mi ngi bawoo ci jumtukaayu xarale yu yees yi ak machine yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ci biir kër yi waaye nag fii ci Ndakaaru mel na ni nag boobu lépp liggéey nga xam ne nag ñàkkul ay jafe-jafe nag mi ngi ci wàllub informel maanaam jumtukaay yañ cee jëfandikoo ba tey nag méngoogul ak jamono li ni mel nag mën a jural ay jafe-jafe ñi nga xamante ne ñoo di askan wi rawatina ci seen wàllub wér-gu-yaram ak lu jëm ci wàllub alam gi Pape Ibrahima Ndiaye ci reportage. fii ci Rebeuss nag bokk na ci mbedd yoo xam ne moo gën a xumb waaye tamit gën a bari ay activité lu koy firndeel mooy bis bu yàlla sàkk dañ fiy dégg ay dóor yu tukkee ci marteau wala sax étincelle yu bàyyeekoo ci scie électrique yi mu nekk bërëb boo xam ne ferrailleurs yi fii la ñuy démanteler matériel yi nga xam ne moom la ñuy jëlee feneen mu mel ni nag bërëb bi tur buñ ko jox dafa wuyu boroomam. fii la ñuy woowee ñun laboratoire fii la ñuy tasee pièces yi weñ yi ñu teg ko à côté. cuivre ñu teg ko à côté bronze yi ñu teg ko à côté yëpp mais après ku nekk dafa am ñoo xam ne indien yi ñoom ñoo ñëw jënd si ko après quoi. mu doon ferraille wala sax lim bu am solo jëm ci i-déchets dañ koy fekk ci bërëb bi ñu dutee laboratoire boo fi yegsee nag di nga fi fekk ay produits yoo xam ne dafa am ay tooke yu am solo jóge ci frigidaire climatiseur wala sax ordinateur yi ngir mën ci jël loo xam ne mënees nañ ko soxlawaat mu doon activité bu ànd ak risque waaye responsable jàpp ne. ñu ngi def seen kéemtalaay kattan nga respecté alam bi. waaw ñun dañ siy bàyyi xel mais en général dañuy jël suñu précaution sol ay masque sol ay gants pour def yooyu yëpp parce que xam nañ ne am na ay déchets toxiques si biir et tout bon voilà on essaie de gérer tant bien que mal quoi parce que ñun mënuñu si dara aussi on est obligé de travailler pour vivre. ci mbedd bi nag nga xam ne moo ñu yóbbu marché Colobane mu mel ni xumbul comme Rebeuss waaye souvent embouteillage daf fiy am. fii nag lañu fekk benn unité buy démanteler li nga xam ne mooy ay i-déchets ñoom nag ñu gën a am organisation te risque bi dañ koy xool bu baax. atelier bi mi ngi nekk ci cellule de solidarité numérique bu agence de l'informatique de l'État ñoom nag ñooy jël mbalit yi nga xam ne day tukkee ci xarale yu yees yi bàyyeekoo ci institution gouvernementale wala privé yi lu leen tax a jóg mooy fexe daal ba du dem foo xam ne day gaañ askan wi. mbalit yi nga xam ne ñoo jóge ci électrique yi wala lépp luy dox électronique li nga xam ne moo fa jóge tey yàqu kenn soxlaatu ko kenn mënatu ko utiliser dañ koy jël bu njëkk ba dañ ko daan joxe ñoo xam ni dañ ko daan sànni ñoo xam ne dañ koy démantèlement bu bon soo ko démantelé bu bon yow da ngay exposer sa bopp da ngay exposer nit ñi da ngay exposer aussi environnement bi. mu doon matériel bi fu mu jógee fan la bokk wala sax type de démantèlement buñ ko war a def. fii nag bàyyiwuñu lenn ngir sécuriser li nga xam ne mooy processus bi. xool markam xool numéro série bi ak ki koy démantelé ndax loolu dafay tax ñu am traçabilité wu bu ñuy joxe suba i certificat bi ñu xam ne kat matériel bii ñu joxe woon ci bi muy dugg si
bi muy génn fii la jaar. atelier bi nag xëy na sori na lim yi nga xam ne mooy tukkee ci démantèlement yu ñu fekk ci mbedd mi waaye ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan ngir fexe daal ba lépp lu jëm ci déchets yi ñu mën koo traité bu baax a baax. ñu waxtaanee mbirub États-Unis ak la fa xew jafe-jafe yi nga xamante ne ñu ngi ko fay nemmeeku Joe Biden ak ki nga xamante ne nag moo di président ba fa woon di Donald Trump doon doxalin bi nga xamante ne nag ñu ngi ko fay nemmeeku ca États-Unis li ni mel nag mën naa am ay njeexital yu am solo bu fekkee nag dakkul fi lekk fukki fan ci weeru janvier atum 2020 rawatina nag ci réew yi nga xamante ne nag doon nañ ay réew yoo xamante ne seen i ay loxo jotul seenub gannaaw waaye tam ci wàllu koom-koom ci àdduna wërngal këpp loole nag di gis-gisu ki nga xamante ne moo di Maguette Seck moom nag jàngalekat la ja xam-xamam nag màcc ci wàllum criminologie ca université bu Boston ñu teewlu ay kàddoom ci micro Momar Alice Niang. li américain di dund ci jamono ji nekk na loo xam ni dafa jéggi doyo loo xam ni lu ëpp téeméeri at ngi nii Amérique gisul lu ni mel suñu toogee ba nga xam ni ay raciste organisé wu nañu ba dugg ci biir Sénat bi di menacer di rey le vice-président et d'autres sénateurs yoo xam ni amoon nañ leen comme target nekk na loo xam ni quand même lu jéggi dayoo la gravité bi moo di Amérique crise bi mu nekk nii mu nekk crise politique crise économique ak crise sociale yëpp nga boole leen su fekkee ni jóguñu ci réglé ko fii ak le 20 janvier te le 20 janvier presque agsi na ndax le 20 janvier ci la Trump war a génn régime Joe Biden ak Kamala Harris bi dugg si su fekkee ni raciste yi mënuñu xaar ba boobu une chose regrettable mën na xew foofu li ñuy ñaan yàlla nag moo di na Trump dem su demee bàyyi américains yi ñu régler problème yi nga xam ni Trump ci boppam créé woon na ko ndax problème yi mu créé dafa bare problème politique problème économique problème social yëpp américains yi ñu ngi koy dund te li ñuy dund suñ ci jógul du yem si ñoom ndax àddina bi yëpp la menacé fi mu nekk nii ndax lu ci mënti nekk moo di Amérique nekk na dëkk bi nga xam ni moo ëpp doole ci àddina ci question économique ak question militaire gis ko muy dem di dugg ci guta yoo xam ni dafay affecté àddina bi yëpp nekk na loo xam ni war nañ ci bàyyi xel. mu ngoog ci kàdduk Maguette Seck yi la ñuy yëkkatee xibaaru marax yi jaajëfal leen ci ànd beeg suñuy programme ci ITV ma bàyyi leen ak Cheikh Hassana Fall mu wéyandeeg yéen ci seen bloc d'information La Totale.